mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri TV leeru jamono la ca gën a fës ci boppu xibaar yi askan wa yeewoo ca Toubatoul kontaan ñu benn yoon ci nguurug Sénégal na muy doxalee ci forage yi ne ci gox yu bëri ne asifor bi la fi bëgg a samp asifor bi la fi bëgg a jëlee indi fi ofor te du ngeeneel ci ñoom nguur gi daal gafakam moo ko yitteel waaye du soxlay askan wi daa ngeen ci dëgg leeral yeeg suñu naataango Ibrahima Ndiaye gañu fa teewal élection jëm ci collège des délégué du personnel ci usine bi di Sebo tàmbali naa jur coow Mamadou Goudiaby ak ñamu àndal ne lu war a am la bokk na ci tamit ñaawlu na anam yi nga xamante ne noonu la fa journal yi di liggéey ba léegi amul lenn lu soppeeku ci seen payoor ba léegi ci wàllu jafe-jafe feebar faju doon na lu jafe lool ca diwaanu Louga foofe nag ca commune goo xamante ne ma nga ca Ngande jafe-jafe askan wa nag ne benn bërëbu fajukaay dong la ñu am foofe ca Galangal ndax paj ma sooxe na fa lool daa ngeen ci dëgg leeral yeeg Omar Kayre dañ ci toftal football ak éliminatoire coupe d'Afrique des Nations 2019 Sénégal wane na boppam démb ci stade Léopold Sédar Senghor 2-0 la ñu daan équipe bii di Soudan daa ngeen ci dëgg leeral yi mbokk yi bu nees ki see ma dikk ak yéen ci yàttalum xibaar yi. leeru jamono Walfadjri TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko door rek ñaxtu askan wa dëkkee ca Toubatoul joxoñ nañu baaraamu tuuma nguurug Sénégal ne xaññal leen ndox mu doy gannaaw bu mu fi jëlee asifor yi sampal leen ofor mi saytu forage yi ci anam yu dëppool ak yoon yooyu lay askan ca Toubatoul jàpp ne nguur gi daal gafakam moo ko yitteel ne soxlaay askan wi te ndefalu ñaxtu lañ fa doon amal Modou Diouf mayor seen kaddu ca Toubatoul ci micro Ibrahima Ndiaye. L'État bëgg duñu ko attan parce que bu fekkente ni dañuy jëlee asifor yi indi effort kenn natablewul ne ndox bi day am ay surcoût yoo xamante ni askan wi bu ëllëgee duñu ko mën a attan te loolu bu ñu seetaanee bu mu jàll social bi nga xamante ni sax asifor yi ñoo ngi ko doon def ak askan wi bu ëllëgee dinañu dem ba toll foo xamante ni duñu gis kenn koo xamante ni ci suñu mbokk ku ñuy mën a comprendre te kaw gi métti na méttiwaay boo xamante ni lépp looy def ci ndox nga koy defee donc loolu tey moo ñu tax a jóg dajaloo comme benn nit ne nañu xeex li nga xamante ni état bi mu ngi ñu ko bëgg a teg mu ngi ñu ko bëgg a defloo. li koy firndeel nag xam nañu ko mooy que ne boo xoolee ci biir réew mi am na 1,5 forage yu fi nekk bu ñu ko xaymaa 2 junniy pompe manuelle ak 1,000 yoo xamante ni réseau de conduite la loolu bu ñu ko xaymaa day dem ci 200 milliards jëm 300 milliards loolu état bëgg ci toog teg loxoom. loolu nag ak lépp lu muy mën a indi ci gafakaam waru koo jëndee ak bëgg-bëggu askan wi. waru koo jëndee ak bëgg-bëggu askan wi parce que état bu fi nekkee dafa war a jaamu soxla askan wi mais warta xool rek. loo xamante ni moom mooy duufal gafakaam te ñuy wax ne ku saraxatul gumba war ko bàyyi ak yelwaanam waaye waruñoo ñëw li nga xamante ni moom la forage yooyu di générer ñu jël ko foqati ko dem defi ko ci seen i gafaka askan wi des fi ak seen ndóol ak seen ay coono ñun loolu la ñu ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg loolu la ñuy xeex ba tëj si naaj bi. amal lii di élection de collège des délégués du personnel ca société bi ca usine bi di Sebo loolee doon na lu yitteel Mamadou Goudiaby ak kuréelu syndicat gamu jiite dellusiwaat na itamit métit lu jafe-jafe liggéeykat ya ne ca googule usine rawatina journalier ya booba léegi amul lenn lu soppeeku ci seen nekkin ca googule usine rawatina payor ga dañ ci teewlu Mamadou Goudiaby ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. élection de délégué du personnel loolu lu yomb la. dañ la ne représentant ni la yoon maye yow nga créé société am bénéfice dugal sa poche loolu la yoon maye yoon boobu loi boobu moo may am travailleurs yi ñu organiser wu ñu am ay délégué pour ñu mën a jàkkaarloo ak yow diisoo ak yow ci deminu entreprise bi ak seeni deminu condition de travail mais yow nga jël sa bos bu mu mat
pour bos ñële nga leen di liggéeyloo complètement ci ay menaces à gauche ay menaces à droite fii menace du am de. directeur général génnee na note de service mu affiché ko ne dañuy dem élection mais dañuy diisoo ak liggéeykat yi mais gisuñu leen ba léegi. waaw ki ko ciy dimbale moo nekkoon régional bu Dakar inspection du travail moom sa régional boobu moo ko joxoon mise en demeure ne ko dama bëgg nga organiser ni mu gën a gaawee élection. mais Peor mën ngeen koo discuter Peor moom sax de temps à autre dafay jóg ci coobare boppam mu yokkal leen salaire loolu moom na ko ñëpp reconnaître même travailleurs reconnaître nañ ko waaye li ngeen leen di yokkal ndax ñoom méngoo na ak ñoom la ñu doon xaar parce que bu méngoowul ngeen continuer di waxtaan parce que yoon yemul ci benn rek. c'est beau comme yeneen société agro industrielle ay journaliers yoo xam ne ba ngay journalier benn retraite. am na ñoo xam ne bi convention bi juddoo ñoom juddoowuñu ñoom ñi fa liggéey est-ce que convention boobu dina baax est-ce que dina dëppoo ak sañ-sañ léegi parce que àddina day dox. lu aju ci wàllu dem ak dikk liggéeykat ya ne ca train Dakar Bamako ferroviaire fegoon nañu ak seen naataango ya ne ca petit train bleu de la banlieue fas yéene boole seen doole ñaxtu gi doon benn ne raay yi tumuranke nañu lool fii ci réewum Sénégal ku leen ko yóbbee di nguurug Macky Sall jot nañoo fàttali sax nguur gi la mu digge woon ca ba muy ne ci bopp réew mi ca atum 2012 ba tey gisaguñ ci coppite dañ ci teewlu Abdoul Khadre Djeylani Diop ma yor seen kàddu àdduna ci micro Ibrahima Ndiaye ca Thiès. tey nag dañu dajale woon fii jaam ñi boole sunu doole Dakar Bamako ferroviaire ak petit train de banlieue pour xeex li nga xamante ni askan wi yëpp xam nañ ni boobaak léegi ñi ngi ci di xeex di joxe ay réunion ba trouver benn solution ñu àndandoo ñun ñëpp xàccandoo dóorandoo ci situation bi nga xamante ni mooy milieu ferroviaire bi nga xamante ni yàqu na yaxeet kan lañ ciy interpeller nag dañuy dem directement saisir le président de la République pour mu ñëw en arbitrage ci situation bi nga xam ni ñu ngi koy dën partant même ci petit train de banlieue bi nga xamante ni ñoo ma yebal tey ku ne xam na travaux express régional yi na mu démarré ak li mu fi indi ci coow ak li mu fi indi ci yàqu-yàqu nit ñi nag ñu bëri def seeni lobbying nekk ci ministère yi wala booru président di wax ne président cheminots yi dañ laa contre dañoo contre projet bi buñ ko contrôle du démarrer projet yi ndax cheminots yi am nañu fulla ak fayda gu toll ni mënoon nañ ko stopper depuis la gare. léegi nag ñu bàyyi ko mu defar teeram mais ñun ñu ne sunu chemin de fer bii nga xam ne mooy Dakar Bamako ferroviaire ak petit train de banlieue ñu xool lan lañ leen mën a dimbalee pour saxaar dellu fa mu doon dem. d'ailleurs départ bi président balaa muy jot ci réew mi loolu la diggee woon bi mu jotee ci réew mi loolu la ci nekkoon récupérer ko ci Transrail def ko Dakar Bamako ferroviaire attente bi nag juróom benn at jàll na ci diggante bi au lieu que mbir moo xam ne da ngay gis ne dafay avancer ñun jàpp nañ ñu avancé wul taxawul sax benn taxaw dafay dellu ginnaaw donc suñu activité tey petit train de banlieue ci ku daan def 25000 voyageurs wàcc ba 16000 voyageurs y compris bu Dakar Thiès ak bu Tivaouane nga dem ba nga xamante ni 70% suñuy activité perte nañ ko baisse des recettes à 70%. li tax may interpeller président de la République dañ koy yéene jàmm rek ñeewantal ko ci li nga xam ne ñun capable nañ ko pour def élection lañ jëm ci ñetti weer ministre yi rendre ñu ko compte fidèlement ñun nag toll nañu fi nga xamante ni cheminots yëpp ñoo ànd Dakar ba Kidira petit train de banlieue Dakar Bamako ferroviaire ñëpp ànd nañu pour xàccandoo tóorandoo pour li nga xamante ni nag situation bi dinañ ko régler. askan wa yeewoo ca commune bu Gandé ma nga ca diwaanu Louga àndandoo nañu ñaxtu ci jafe-jafe dëkk ba ne feebar faju doon na lu leen jafe lool benn bërëb bu fajukaay dong la ñu am te ma nga sampu ca Galangal mënatul dëkku li mu askan ga fa yeewoo jot nañ ko joytu ci kanamu ndaw au conseil des collectivités territoriales ga fa newoon dañ ci teewlu Omar Kayre ca Louga. am lu toll ci 17000 habitants commune bu Gandé ba léegi benn poste de santé kott la am mu di nag loo xamante ni askan bi dëkke ci Gàllagal ñoo ngi koy naqarlu ñoom ñi doon dalal Moussa Sow di conseiller économique social et environnemental jaare nañ fa tamit dellu siwaat ci yeneen jafe-jafe yi nga xam ne gox boobu mi ngi koy jànkonteel. naka ba seete commune Gandé superficie mu nekk 732 000 kilomètres carrés ba seete benn poste santé bi mu nekk à côté commune bi te kon mu nekk à cata côté ci frontière bi kon ki gën sori à 35 kilomètres
nga dog ko dem poste santé bi kon loolu dafa jéggi day kon il faut ñu amaat beneen nouvelle poste santé mu nekk ci diggi commune bi nit yi mun faju beneen bi ci mbirum ndox mi loolu moo wax nañ ci waxaat ndox am na mais doyut. Sadibou Dialawa Sow di porte-parole bu xalif bu Lobbudu doon teewe ndaje mi di ñaan état bu Sénégal mu wàllu ci askan bi nga xam ne ñoo dëkke ci tund woowu. 17 000 habitants benn poste de santé saturé na lool ndox bi branchement du sociaux yi am na fu mu agul nit ñaa ngi naan ci ndox bi dex bi baaxul donc ñu soxla li nga xam ne maire bi attan na ko mu ngi koy def waaye motul ñu bëgg président Macky Sall geestu commune bu Gandé jaarale ko ci Moussa Sow jaarale ko ci commune bi ñu fajal leen seen soxli parce que nag dafa doy waar 17 habitants 17 000 personnes benn poste de santé kenn mënul faju amuñu ambulance loolu dafa xaw a doy waar. ñëwoon nag di déglu si askanu Gàllagal bi nekk ci commune bu Gandé Moussa Sow ne dina àggale doléance yi ba ci loxoy njiital réew mi. kon nag na leen jàppale ñu jéem a faj jut yaa xam ne dañu am feebar safa bu nekk ci biir réew mi surtout fii commune de Gandé gis nañu ndimbali boo xam ne Macky Sall mu ngi leen di dimbali soxla nañu Marème Faye jàppale leen wutal leen case de santé ak ambulance. Mama Sow maire bi def na lu mu mun wante xam nga commune Gandé dafa bari richesse dañu bëggoon président de la république mu yokkal leen jàppale commune de Gandé ci financement bari nañu nga xam ne ci jur lañ amoon te gis ngeen ren xar yi dañuy dee danañu bind rapport ñu jox ma man nag danaa ko jox président de la république danaa ko jox jabaram. Gàllagal dëkk la boo xamante ni mi ngi bokk ci commune bu Gandé ci département bu Louga fii nag askan bi daanaka ci càmm la ñuy dundee. Oumar Kayre Louga Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Oumar Kayre lu aju ci ñàkkum kaaraange gu ñu nemmeeku ci réewum Sénégal fan yi ñu weesu doon na lu jaaxal lool njiital acte Abdoul Mbaye jot na cee janook taskatu xibaar yi sàkku na ci nguur gi mu jublu ci laata muy uppi loxo wax na sax ne na ba ku jég politique ga muy fitnaal say su ne te jublu ci defkatu ñaawte fii Abdoul Mbaye ay kàddoom ci micro Khadissi la ñu bañ a xaar ba benn dee ñaar dee fukk dee ñaar fukk dee ministre de l'intérieur génn naan dinaa def commissariat fii dinaa dëkk buy màgg quartier bu bees buy ñëw dafa war a am lu koy gunge nga indi te teg fa commissariat mooy gestion de prévisionnelle dafa am solo waaye doo xaar ba kenn du xamante ni foo fi nga mën a dem guddi ngay daw di oote ñu ngay jël si et cetera soo gën ne waaw kon soxla nañu policier c'est pas possible wala dëkk bu du ma tudd dëkk bi waaye dëkk bu mag boo xam ne dem naa fa ñu ne ma fii fukki alkaati ak ñaar ñoo fi nekk fukki alkaati ak ñaar ci dëkk boo xam ne y a plus de 100 000 personnes 100 000 habitants non loolu dañ ci war a jóg te bàyyi di jiital xaaral agent secret yi ak alkaati yi nañu topp opposant ak di dóor opposant bàyyi di jiital équipement bu ma ko jëndee nañ ko jox force anti émeute muy ndox mu tàng bu ñu leen di sànni ba liif bu leen di dóor non nañu jël alal boobu ak ñi nga xam ne ñi ñoon ciy liggéey ñu bu leen ñu toppatoo kaaraange citoyen loolu am solo sonnal opposant baax na xëy na ñun de nanguwuñu ko waaye ñu nga ca waaye sonnal délinquant ak agresseur moo gën a am maanaa loolu lu mu war ñàkk nag am na lu ma ci junj sànq sax tuuti ñu ngi jógee itam ci loo bëgg a jënd mu cher loo bëgg a jënd mu cher tey gën a cher ëllëg kon am na solo état di saytu naka lay njëg di dikk ci marché yi. politique beeg li nga xamante ne mooy parité ci assemblée nationale doon lu xañ ndombal tànk Pape Diop njiital Bokk Gis Gis mi ma doonoon juróom-ñetteelu vice président ci assemblée nationale doonatu ko beneen soxna moo ko fa wutu doxalin gi ni mel doon lu metti lool waa groupe parlementaire liberté et démocratie ne daañu dugal recours ngir fexe ba neenal ak gàntal li ni mel ndax parité géewgee ci assemblée ab jalgati da cee feeñ dañ ci teewlu Moussa Diakhaté bokk ci waa Bokk Gis Gis ay kàddoom ci micro Abdou Khoudoss Diallo. dañu jàpp ni parité lu ñu war a respecté la. waaye loi parité mooy
bu ñu tabbee góor jigéen moo ciy tobb waaye bi ñu tabbee Moustapha Niass muy góor dañoo jël Moustapha Cissé Lo toftal ci wetam fa la juumte njëkk a amee fa la yëfu defuma tey njëkk a amee comme ñemewuñ Moustapha Cissé Lo ñu ni nañ fexe comme président Pape Diop fan yi jóg na te candidat la ñu fexe nuñ ko fii jëlee assemblée nationale charte yi ku tënk dañ ni groupe parlementaire bi moom mooy def proposition suñ groupe parlementaire liberté et démocratie def proposition ni Pape Diop la proposé ñoom ñu ne du ci dal donc li la xasu ci mbir mi yëpp mbiru politique la moo tax ñuy wax ni dinañ ko xeex dinañ jël suñu avocat groupe bi def recours pour que ñu delloo loolu li nga xam ne ni mooy dëgg mooy poste bi question de principe la te incha allah dinañ ko xeex ba mu mat sëkk. lu njàng meek njàngale mi fexe daal ba gën a taxawu daara yi ak ñongal njàngum alxuraan loolee doon na lu yitteel directeur de cabinet bu jëru gi ñu denk wàllub yoon fii ci réewum Sénégal Maysa Jaxate ab daara moderne la samp foofee ca diwaanu Thiès jot na ca ñaax askan wi dañ ci teewlu Ibrahima Ndiaye. gannaaw bu mu seetloo lépp lu jëm ci njàngum alxuraan ci réew mi wala xam ko ba ci sax di ko mokkal di ko tari nekk na lu néew doole fii ci réew mi directeur u cabinet ministre de la justice Maysa Jaxate moom day taxawal na ab daara moderne ngir askanam. particularité daara ji mooy nag xale yépp si école nasaraan yi lañ nekk te école nag yi nga xam ne moo gën a cher si dëkk bi ndax bëgguma def publicité waaye ñoo ngi si école privée catholique yi lycée d'excellence yi wante nag samedi ak dimanche ak plan de vacances dañuy ñëw jàng alxuraan bu ngeen dégg tey yaakaar ne ay moom ngay daara diggi lañu waaye tamit bu ñu làkkoon tey nasaraan wala ñu gis seeni not dañuy ñëw donc ñaax rek kii modèle la rek loolu nit ñi mën nañu defar suñu àdduna defar suñu àllaaxira ñu jàng nasaraan ndax leen mooy raw leen ñi jàng diine bañ leen a nax leen mooy am yàlla ba pare ñu moom ko am donc dañuy rêve rek ñoo xam ne dañuy am seen àdduna am seen àllaaxira ci ñeenteelu màggal édition ci wàllu tarim alxuraan bu sell bi ci daara Umul Xura bi nekk ci quartier rue Dakar 2 te ministre de la justice Ismaïla Madior Fall nekkoon kiñ ko bàyyeleel Maysa Jaxate ñëwaat na lu waral ñu tànn ko. ay nit la boo xam ne yàlla def na si moom ay valeur ndax ñëw gi ak woyof la dama koy indi Thiès en 2004 c'était pour mu tàggat leen si nasaraan tey diine tax koo jóg te déggu leen fi mu wax ko lu dul diine jàngal ñu loo xam ni dawee ki ndax professeur Ismaïla Madior Fall boo nekk ak moom dama naan xam-xam bi daf lay yar te loolu daf ko def si ñun bu jaral ñu nag bu nekk ñun ñu xam ko universitaire ak ñeneen ñi nga xam dañuy wax dañoo xam rek waaye ak yaram yu baax bi waaye yàlla def na si moom yar kenn mës koo dégg si luñ ko mës a dégg xam-xamam aussi dama naan gars yi dañoo buux xam-xam mais moom da koo dégg te déggul xam-xam ñu réew la ku ko dégg moo tax du mën a jubóog ñoom. gannaaw njàngalum alxuraan gi ak mokkal ko ci di ko tari jëmee ci ndongo yi ki nga xamante ni mooy Maysa Jaxate moom daal li mu gis mooy sax am na leen lu ci rax mooy mbirum dimbalante ak jàppalante nekk benn ndax li mu nemmeeku mooy ci quartier yi nga xamante ni quartier yu bees lañu nekk ci peggu Thiès daanaka xamante ak dimbalante dafa sooxe lool surtout ci xale yi. loo xam ne dañ ko def rek pour ñaax askan bi ndax l'islam xam nañ ne rek borom bi moom moo sàkk téeréem te moo koy wattul boppam ñu jàng alquran xam nañ ko waaye ñëpp xam nañu aussi njàng fu ñuy jàng alquran tumurante la ndax ñi ci gën a généreux ñu samay morom dañuy tabax garage am ñu oto ñu du ko def ko daal bu dee loolu dañuy seet lu tabax këram yàlla may bu ko doole mu àndal ko mu ubbal ko jox ko ab ustaas ñu koy yëngu jàppale ñu leen ab ustaas yi mooy di wàcce kaamil nga xaatim te loolu jëmalul islam kanam ndax li nga xam ne bu école nasaraan ñàkkee si gox yi waa gox bi lépp jóg tàqali ko seen sago wut alal rëdd suuf tabax école yi yaakaar naa aussi diine bi ñu ne war nañ cee jóg. Thiès Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye ñu ngi koy jaajëfal mbokk yi laata ñuy jeexal xibaaru digg bëccëg gi ñu jukkil leen tàggat yaram mu ñeel éliminatoire CAN 2019 gaynde yi ñoom jot nañoo am ndam démb ci stade Léopold Sédar Senghor ñoo daan équipe bi du Soudan 2-0 bi ya ña leen dugal bokk na ci Pape Abdou Cissé moo njëkk a dugal bi ba Idrissa Gana Gueye tollantiwaat ko Mbaye Niang ñetteel bi bu Sénégal loole may ndam suñu gaynde yi ci googule éliminatoire CAN 2019 bokk na ci groupe D gañu bokk Madagascar moom dem na fekk ji démb Guinée équatoriale daan na ko 1-0 noonee la match ba mujje ba tax na Sénégal ak Madagascar ñoo jiitogum ci groupe D bi dañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo ak Cheikh Tidiane Gomis
mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi jaajëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi Fatou Diouf Faye ne woon ci réalisation xibaar yi di leen jaajëfal ci ànd bi ak leeru jamono mu yéen bokk jàmm ak programme Walf TV yal na jàmm yàlla sax fi dàkk ci réew